man personnellement man Baye Assane Mesere te ni ma ko waxee nii dinaa ko waxee nii feneen Ousmane Sonko daf ma jaaxal wax dëgg yàlla mu ngi may bëgg a jaaxal de waaw ay mbiram daal wax dëgg yàlla mu ngi may bëgg a dépassé daal waaw fi nekk nii moom wax dëgg yàlla sama niveau Ousmane Sonko weesu na ko wax dëgg yàlla fi ne nii ngay wax sama xalaat ci moom a des mais jéem a di critiquer ay Ousmane Sonko ak ay yi muy wax ak ay nangam wax dëgg yàlla dépassé na ma yàgg na sama dëgg rek laay wax. man daal ma ko digloo tey jii damaa jommi rek man daal wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moom ay mbiram mi ngi may bëgg a jaaxal de waaw foofu ma daal man daal foofu ma daal comprendre tuma dara koo xamante ni lu mu wax ñu ne ku ko war a wax ah gars yi saa yi buñ tëju wax teg seen i kii bu nappee mu leeralal leen ni mu demee nekk ak kañ la woon ah man li mu fi daan wax ba mu waxee xaalis ba xam naa compte yi ñu ko dugal ak ministre kii ñi ma ko doon digloo loolu tey jii biñ ne am na ku mu wax ne ñëwoon na fi gars yi dañ ni kooku nu mu mën a ñëw ki dëkk France fu ma Sarkozy fu ma comme si doon am na ku fi ñëw gars yi dañ ni kooku nu mu mën a ñëw te kenn yëgu ko ndekete ñëw na fi ba ndaa pare naa si man daal ñëw ñu man Ousmane Sonko moom ah xanaa ndax dëgg yàlla fi ñu ay dossiers daal mu ngi bëgg a dépassé te tey jii ma dégg ñu ne ministre de la justice nee na Ousmane Sonko yóoluwul ndaw si ma ne kon gouvernement bi daa war a démissionné kay bu fekkee dem nañ ba ni boo xam ko seen bopp moom gouvernement si bopp nañ démissionné ñoom ñëpp nañ démissionné abal waaw koy ñu doon lii sax bu ma waxee xaaral xam naa li ma war a def man kay Ousmane Sonko man personnellement man Baye Assane Mesere te ni ma ko waxee nii dinaa ko waxee nii feneen Ousmane Sonko daf ma jaaxal wax dëgg yàlla bu may bëgg a jaaxal de waaw ay mbiram daal wax dëgg yàlla mu may bëgg a dépassé daal waaw fi nekk nii moom wax dëgg yàlla sama niveau Ousmane Sonko weesu na ko wax dëgg yàlla fi ne nii ngay wax sama xalaat ci moom a des mais jéem a di critiquer ay Ousmane Sonko ak ay yi muy wax ak ay nangam wax dëgg yàlla dépassé na ma yàgg na sama dëgg rek laay wax man daal ma ko digloo tey jii damaa jommi rek man daal wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moom ay mbiram mi ngi may bëgg a jaaxal de waaw foofu ma daal man daal foofu ma daal comprendre tuma dara koo xamante ni lu mu wax ñu ne ku ko war a wax ah gars yi saa yi buñ tëju wax teg seen i kii bu nappee mu leeralal leen ni mu demee nekk ak kañ la woon ah man li mu fi daan wax ba mu waxee xaalis ba xam naa compte yi ñu ko dugal ak ministre kii ñi ma ko doon digloo loolu tey jii biñ ne am na ku mu wax ne ñëwoon na fi gars yi dañ ni kooku nu mu mën a ñëw ki dëkk France fu ma Sarkozy fu ma comme si doon am na ku fi ñëw gars yi dañ ni kooku Sonko moo bëri doole chante. Salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di siyaar di leen bëggee suñu mbokk patriote bi doon wax fii di aalu xam nga Sonko nag dafay àlloo gars yi de xam naa ne moom dañu war a def benn live spécial boo xamante ne nii dañuy tànn ay sorti Ousmane Sonko yoo xamante ni dañuy laaj ci patriote yi ku ci nekk nan nga ko dundee quoi voilà mais cette fois-ci ci côté bu neex bi quoi voilà c'est vrai que defoon naa benn live ne gars yi instant bi xale bu jigéen bi di def live Ousmane Sonko génn ci oto genn ba nay jël ko war ko dugal ci oto bu weex bi c'est-à-dire am na benn moment boo xamante ne nii bi Ousmane Sonko defee nii oto bi taxaw ñu war ko ci dugal c'est-à-dire bëriwul ay patriotes yoo xam mën nga leen laaj lan nga ci def ci moment boobu noonu ñu wax la ko xam naa ne moment boobu moom ok El Hadj après on va chanter après je termine ok c'est bon allez on check allez check voilà tu me donnes le drapeau s'il te plaît voilà man moom fii moom doomi France ak doomu Allemagne ji am patriote force c'est qui le président c'est qui le président fort c'est qui le président Sonko. voilà pour muy leer donc gars yi man dafa am ay moments yoo xamante il faut que ñu dellu si patriotes yi raconter un peu comment ils ont vécu par exemple tu éteins le voilà maa ngi jégalu gars yi raconter un peu comment ils ont vécu par exemple bi ñuy moment boobu noonu ci live bi naka la ñu dundee Ousmane Sonko bi muy jóge ci oto bi dugg ci beneen oto bi c'est des moments yoo xam bëgg naa patriote yi après lu ñu war a raconter la xam naa ne nag lu nit ñi denc la comme histoire
parce que boo nekkee patriote doo ñàkk loo nettali say doo ñàkk en fait doo ñàkk loo nettali say sët boo nekkee patriote surtout moment bi ba bokkoo ci ñi koy dund nga nekk acteur c'est-à-dire dafay neex nga dem suba say sët nga toog ak ñoom di leen raconter histoire yi di xew nii et que histoire yi di xew nii lu ngeen ci mën a dégg Macky Sall lépp lu mu teg Ousmane Sonko ba nga ne ay bii naka la ciy génnee rek nga gis baatin bi yegsi nga gis yàlla yegsi yàlla wane ne man maay gouverner parce que ci dëgg la ñu nekk. xool leen rek Ousmane Sonko fi muy amee ndam mooy situation bi gën a critique fi ngay gën a tiitee ne tey affaire yi du jàll affaire yi du baax ci la yàlla di ñëwee. premier jour yi ñuy dégg gars yi ne plainte contre viol ñëpp tiit ay projet ba ay Ousmane fan lañ jëm ak moom. Donc les gens ont confiance en Ousmane Sonko mais le problème c'était Macky Sall ak sa justice avec ses pouvoirs gis ngeen ni yàlla indee mbir yi barke Dembo Ndiaye bi ñu demee assemblée dañ koy progrès bu ñu xee ñu ne c'est quelqu'un de violent gis ngeen ni yàlla indee mbir yi loi bii lu tàng jër lay nekk ci Macky Sall mais gars yi dama bëgg ñu taxaw ci benn mbir parce que démb suma laay bi ci discours Ousmane Sonko bi abordé wu ma ko parce que dama doon xaar golo yi génn ak kaña yi wax muy waa TFM encore une fois ak jàkkaarloo Cheikh Yérim ñu ngi koy massawu li ko dal neexuñu ñu ngi koy ñaan yàlla mu am xolu muñ rek te mu def ci jàngat suñu frère boobu nga xam boobu wala suñu frère wala suñu doom pour ñenn ñi ñaan yàlla xat-xat yi mu nekk yàlla na ko si yàlla génne ki nga xamante aussi moom la jëflanteel muy xale bu jigéen boobu aussi ñu ne yàlla defal leen tawféex ñun jàmm rek la ñuy ñaan comprendre nga mais que na justice nay tegu bu waree tegu te aussi dafay laaj ku ci nekk acte booy posé rek surtout lu jëm ci Ousmane Sonko encore une fois na nga ko xoolaat bi problème mu Adji Sarr bi ne rëll am na ku génn ñëw def programme de communication bu garaaw def plan yam dem toog bind lépp ba mu rafet benn pas ne comme Ousmane Sonko bi moom jekku nañ ko télé yëpp laay def rajo yëpp laay def tey laa koy yàq su jekku naa ko kii dama koy rey jéem naa ko biñ koy dàq impôt et domaine jekkoon naa ko dàqalu ko mais booy bi dafa dëggal bopp kii dama koy toog ba mu sës du ma ko may dara comme moom moo mbiru viol bi moom dama ciy profité teg benn programme de communication bu garaaw xam naa nee na damay dem TFM su ma fa jógee ma dem télé bi yàlla na ko demal rek maa ngi ñëw dafa dem ci benn télé ba coow li dee rël dafa dem ci benn télé au lieu mu wax ci Ousmane Sonko mu def ay wax yonent bi yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam sang yonent bi yàlla effacé ko ci communication bi yàlla effacé ko ci communication bi mënoon naa fii lim leneen ak leneen boo ko waxee nag ñii dañuy jàpp ne Ousmane Sonko mooy def non Ousmane Sonko deful gis nga yàlla ndaanaan bu muy génnee ci àddina ñu gëma di yàlla ñoom ñoo koy leeral c'est des acteurs suñu maam yi suñuy mbokk ñoo leen doon jaay c'est-à-dire lépp lu bon luy am dafa am ci ñoo xam yàlla ko jaar man dama jàpp ne tey APR yàlla daf ko créé rek pour mu leeral Ousmane Sonko maa ngi ci waxtaan sax ak sa benn copain ma ne Macky Sall lépp lu mu jublu rek yàlla day tëye woon ko ne man maay gouverner nga parrainage am bii nii souvent man daf may arrivé ma ciy xalaat le parrainage par exemple il y a beaucoup d'aspects négatifs mais boo ko xalaatee ba ci boo yegsee fii da ngay naan parrainage bi sax est-ce que participer wul ci lu éclore Ousmane Sonko en fait pour te dire que Macky tant que comprendre loolu du remettre boppam en cause xëy na nag fàtte na yàlla fàtte na lu bëri mais loolu il faut ngeen ci bàyyi xel même parrainage bii ñuy bañ di bañ réglé na ñaari affaire donte baaxul ni mu ko defee parce que ñu bëri ñu doon xeexal ci parrainage pour ne leen parrainage bi du yoon histoire wala tey mbir wan nañu ko ne jaruñu ko woon ñu ci bëri ay naafeq lañ ñu bëri ñu taxoon ñu yuuxu lu tax ñu téye leen parrainage bi àdduna dox na ba ñu xam que ne jaruñoon sax ñu leen xeexal ci mbiru parrainage benn ñaar mooy parrainage bi tey est-ce que sax au finish nekkul tey njariñu Ousmane Sonko wala njariñu Sénégalais yi loolu ay jàngat yu muy indi pour que à chaque fois bu mbir amee rek ñuy bañ di tëb wala ñuy tiir wala ñuy lu ne comprendre Ousmane Sonko Macky mënul teg ci moom lu yàlla namul ci moom Macky lu muy teg Ousmane Sonko lu muy gën a diisee Ousmane Sonko day gën a dugg ci xolu Sénégal day gën a avancé maintenant ñu ñëw ci jàkkaarloo xam nga jàkkaarloo man dama fi waxoon benn affaire pour mu leer mooy jàkkaarloo ñoom dañu ñëw wala TFM dañu ñëw comme nekk benn tampon entre le peuple opprimé ak le pouvoir corrompu maanaam tey
bépp ñaawteef boo xamante ne ni Macky Sall da koy def parce que Macky Sall tegul lenn ci politique am maa ngi koy suba sama benn texte mooy ci benn genre trilogie coloniale yooyu ñu doon wax yooyu lay def c'est-à-dire Macky Sall dafay ñëw mensonge lay indi teg ko def de la diversion comprendre nga après def de l'intimidation c'est-à-dire Macky Sall politique bi mu ngi ko teg ci naka laay mettre Sénégalais ci ay conditions yoo xamante dafay gën a tar pour ma gën leen a mën a noot moo tax vous verrez pas Macky Sall ay développé ay affaire ni ñuy kontaan ñàkk kontaan li jëntewu ko Macky nu muy tëyee Sénégalais yi ba ñu gën a xoox gën a sonn mun leen a gën a exploiter. En réalité Macky Sall ne dirige pas il a fait un pacte avec le diable Macky Sall ca début ba la Macky Sall jëlu woon réew mi parce que dafa am programme dañ ko jox réew mi ne ko doxal ko Macky Sall bi doon wax campagne ñun ñuy daanu ba far votal ko loolu mooy Macky Sall bi ñu jàppoon ne dafa bëgg a defar Sénégal mais le vrai Macky Sall mooy Macky Sall bi nga xam dañ ko jox réew mi dañ ko ne ko doxal ko ci ñoom ñi ko jox ni ñu bëggee mu doxal ko moo tax Macky Sall deful doxul ci luy neex Sénégalais yi moo tax il va continuer à appauvrir les Sénégalais dina continuer di gën a mettre Sénégalais yi dans des conditions yu catastrophiques comprendre nga mais da leen di maintenir ci la parce que loolu moom mooy maintenir pouvoir parce que Macky Sall xalaatul ci vote xalaatul ci démocratie pour faluwaat mais jàkkaarloo qu'est-ce qu'ils font bu ñu dooree benn missile muy daw à 100 000 kilomètres/heure ñoom dañuy nekk diggante ñi sànni missile bi Macky Sall ak ñoom ak Macky Sall maanaam bu affaire buy yegsi du dal Macky Sall comme ni mu ko war a deelee maanaam dañ koy jël dulier ko wala ñu rafetal ko wala ñu rendre ko consommable ñaari stratégie nag la ñuy utiliser bi si njëkk mooy de la désinformation ak de la manipulation désinformation bi mooy ñu wëlbati dëgg ji wala ñu bàyyi dëgg bi roof beneen dëgg dinaa ci ñëw beneen bi mooy manipulation bi mooy Macky Sall de mi ngi def lii xëy na mais diwa ngi def lii dañuy jël ba responsabilité bi nga xam état moo ko moom li nga xam ñun ñoo jarale suñu budget jox ko état muy responsabilité ñu ciy def nii Macky Sall ak opposition bi nga xam dañuy opposé wu rek opposition daf fi nekk pour wax ni doxul mais da ngay gis yenn sujet yoo xam bu ñëwee par exemple au lieu ñu ne état bi defoo sa responsabilité dañuy naan ok état bi waa mais opposition bi lu mu def bi loi bi di génnee xam nga lan lañ génnee nee nañ lan moo tax opposition bi di door a wax tey c'est opposition bi door a wax tey wala mu wax démb wala mu wax dans 10 ans à quoi lay dindi ci loi bi bon gi mu bon loi bi bon gi mu bon opposition bi wax ko ñàkk ko wax c'est en quoi la dindi ñaawteef bi nekk ci biir loi bi xoolal li ñu def temps yi seen titres yi ñuy def temps yépp ay titres yu grave la ça tourne autour de la violence benee passé ak Macky Sall fi mu jaar yépp dund lu mësul dund ci àddinaam ci fiefam titre foncier Fuuta Tampi jëf ko ba jëf yoo xamante même bu doon ñaara nit a ko def sax c'est un fait marquant ñu teggi ko ne Macky déroule Ousmane Sonko durcit le ton vendredi ba le passé fen seeni fen tëpp dajale teg mais yàlla leen teg nattu benn par benn parce que yéen a ngi tooñ démb qu'est-ce qu'ils ont fait ñu ne violence on ne reconnaît plus les Sénégalais maanaam xàmmeetuñu Sénégalais ci violence ban violence comment ils ont traité cette dañu ne violence xàmmeetuñu Sénégalais ci violence ñu jëli un gars boo xam il travaille avec eux dëkk Grand Yoff je n'ai rien contre ce gars-là au contraire sax j'appuie bu fekkente ne loolu muy def moom lay jóg pour Grand Yoff vraiment man Grand Yoff laa juddoo pour vraiment Grand Yoff violence jóge fa ak nu mu mënti demee rek ñun na gérer parce que gain bi il travaille Charles moo ko avoué ne kii il travaille avec man ci samay chronique mais man bugguma gis nit kooku Sall boo ko souligné wul woon man lijjantiwuma ko man li ma gis mooy c'est un gars qui se bat qui a su qui a voulu rester à Grand Yoff pour régler problème bu Grand Yoff et je lui dis chapeau loolu c'est du patriotisme te dañ koy féliciter mais violence bi titre bi ñu ne la violence on ne reconnaît plus les Sénégalais ba pare ñu jël thématique bi tey yóbbu ko ci Grand Yoff parce que on a tué ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm ca xar àjjana benn congolaise keroog ñu rey beneen gain ci même moment bi on a tué un jeune aux Parcelles Assainies c'est-à-dire gis nga orientation bi yëpp on a tout compris parce que c'est les faits de la semaine qui font l'actualité mais actualité bi bu nooyee ci Ousmane Sonko ñu wuti feneen bu naqaree ci Ousmane Sonko dañuy dóor si moom ba dugg boîte vocale
parce que ceux qui n'ont pas voulu dire man j'aurais bien voulu les entendre ñu teg débat le discours de Ousmane Sonko parce que ce qui faisait débat au Sénégal c'est le discours de Ousmane Sonko ci loolu lañ waroon débattre mais le discours a été tellement parfait à tout point de vue tellement parfait que wax ci moom dundal Ousmane Sonko la wax ci réel Ousmane Sonko la te lu contrat boobu la ñu signé ak Macky Sall mais bu ñu dundee loolu ñu des ci violence bi mais ayez au moins Charles Papis Malal gain bi présenté émission boo ko déggee day ruube rek naan day di wëlbati di wax yu kenn xamul am na benn moment mu ne Grand Yoff mais mu ne stigmatisé wu ma mais on parle du Sénégal de manière générale mais comment est-ce que vous pouvez voir une violence boo xam Sénégal ñu ngi koy dund lu général lu ñëpp di gis ngeen teggi ko jël ko yóbbu ko ci Grand Yoff parce que xam ngeen ne bu ngeen waxee li tax ñu naan violence vous allez parler de Ousmane Sonko et parler de Ousmane Sonko actuellement c'était son discours mais il fallait pas parler de son discours donc violence bi nga xamante ni dafay jege Ousmane Sonko nañ ko teggee nañ ko yóbbu Grand Yoff Grand Yoff dañ fa rey ay nit agressé leen mi ngi doon am daawaati jéeg yàgg na am mi ngi am Diamaguène mi ngi am Yëmbal mi ngi am Thiaroye mi ngi am Matam mi ngi am Kolda yàgg na di am na Boffa xaw ma fan mu ngi am tous les jours c'est devenu maintenant l'avion est devenu une banalité ci nguuru Macky Sall mais xam nga moo ci yéeme naka nga mën a nekkee une télé nga ne tu es la miroir du Sénégal xaw ma la miroir xaw le miroir du Sénégal yow nga gis ay nervi yu ànd ak le président de la République parce que moom moo ne day defi tournée économique donc lu officiel la donc c'est le président de la République ànd ak ay nervi ñu dóor Sénégalais yi waxuma sax li xew mars de ñu gis ay nervi yu yor Kalachnikov yor lu ne di dóor Sénégalais yi ñu gis ay nervi yu dóor Sénégalais yi nga gis ko yow ti traite yow TFM jàkkaarloo ngeen di traité la violence yóbbu ñu Grand Yoff mais dañ faa rey nit plus malhonnête amul xam nga dañuy indi sujet boo xam mu noonu duñ ko traité xam nga sujet Grand Yoff mënoo ko traité buñ la nee rey nañ nit rey nañ indiwaat la fille qu'on avait tuée waaye on remercie l'État jàpp na ci parce que yóbbu na corps bi et tout nangam sangam jël violence bi dugg Grand Yoff kërëb wax commissaire alors que le problème est généralisé on vit ci benn violence boo xam c'est mais kenn mënatu ko miin ngeen xam causes yi ngeen xam conséquences yi mën a jur mais ngeen choisir def lu leen neex ba pare parce que jàpp ngeen ne yéen a ngi manipuler Sénégalais yi jàpp ngeen ne yéen a gën a yeewu sax yéen a gën a te nag léegi nag man damay def li gën a dee sax dama leen di fekk si yéen si seen sujet parce que Ousmane Sonko amul ku ko dégluwul démb nga bëgg ko nga bañ ko am ku ko dégluwul démb mais Ousmane Sonko dafa am leneen lu mu souligné loo xamante ni daf leen waroon interpeller yéen waa TFM te boo gënoon si traité sujet de violence loolu leen waroon njëkk a laal Ousmane Sonko dafa am lu mu laaj Macky Sall ñaari mbir yu mu laaj Macky Sall parce que ñun dañuy déglu Ousmane Sonko laaj na Macky Sall ne ko prisonniers yi nga jëlee woon Guantanamo fan nga leen dugal mais intéressé wu leen prisonniers ay dizaines de prisonniers ay ba pare mu insister Ousmane man damay déglu Ousmane mu insister ne des criminels ay criminels yu garaaw mu insister waat ne ay criminels yu garaaw bi ñu leen julee Guantanamo fan la leen Macky dugal yemul foofu mu defaat beneen révélation gars yi nanguñ ci bàyyi xel mooy Macky Sall ci ñi muy gracier Ousmane Sonko nee na Macky Sall mi ngi gracier ay ponkal maamu reykatu nit ay criminels yu garaaw fan la leen dugal parce que quand vous parlez de violence il faut parler des causes mais bu leen yem ci conséquences yi def ko fait divers jëpp de benn association mooy régler problème mu violence bi à Grand Yoff alors qu'on a un état qui est là yor ay nervi yor lépp di teg violence ci kaw population bi ngeen indi ay affaire association xaw ma lan ak lan mais de qui est-ce qu'on se moque vous êtes devenu ridicule yéen waa TFM te malheureusement am na sénégalais yoo xamante ni li may wax nii du ñu ko comprendre parce que moom laay wax rek ñun dafa am suñuy morom ñun suñu biir ñoo xam c'est des médecins c'est des docteurs c'est des enseignants c'est des ñoo xamante ni dañu jàpp ne problème yi am Sénégal seen neewuñ ci am na ñoo xam nañu xëy taal seen oto wala tranquille jël seen taxi dem liggéeyi wàcc tranquille seetaan seen match wala seetaan émission Bantamba tranquille non dëkk bi may la ñu jàmm quoi Ousmane non na bàyyi gars yi nañu bàyyi politique tout le temps nañu bàyyi ba élection jot c'est des gens comme ça et ils se disent intellectuels
ñoom ñoo lay woo naan non mais seen waa ji xam nga non seen waa ji dafa vulgaire quoi non seen waa ji dafa violent quoi c'est des gens qui pensent connaître c'est boole koo ci di tàllal nag mu ne la bac plus bac nangam bac 70 bac nangam la am wala muy ñoddi affaire nante am na ñoo xam tranquille très bien Sénégal li muy doxee nii cool dérangé wu leen mais personne n'en parle les gens préfèrent dem Tony Blair Sarkozy mel ni Tony Blair ak Sarkozy Ousmane Sonko dafa ci révélation bu rëy de à part dañ fay ñëw ku ne xam nañ ban xeetu nit la mais Ousmane Sonko li mu def révélation mooy Macky Sall on parle de violence on parle de nervis on parle de gens qui tirent à Kalachnikov on parle des Sénégalais qui sont tués on parle maintenant d'un état bandit Macky Sall c'est un bandit c'est un voyou mi ngi génnee ay prisonniers ay criminels fan la leen dugal te kenn nag pour te dire que Macky à chaque fois yàlla da koy natt kenn du mim ne Macky day génnee ay criminels l'histoire est là dellu leen ay criminels yoo xam ay trafiquants de médicaments ay façon bu ne Macky Sall lu ne da koy def Macky Sall génnee na fi nit même pas une semaine kooku dem rey nit ku rey nit Macky génnee na ko mu dem rey nit donc loolu Ousmane Sonko di wax lu am logique la mais du ñu ko topp intéressé wu leen les prisonniers là de Guantanamo intéressé wu leen prisonniers yi criminels yi Macky Sall di génne di leen gracier chaque fête Ousmane Sonko wax na ko intéressé wu leen que ne Macky Sall il prépare wala il est capable de def benn attentat au Sénégal rien que pour wëlbati jaxasekat yi wala mu jiñ ko Ousmane Sonko intéressé wu leen les gens veulent maintenir le peuple veulent maintenir le Sénégal ci benn genre ay combine quoi di ñu nax quoi di dox suñu bopp yi ba pare ngeen ne bu Sénégal di yëngu yéen dañ war a dem toog seen kër di naan seen caay nekk jàmm ak seen njaboot ay doomu sénégalais di dee yeneen sénégalais di nekk yi loolu mënul nekk de ñi les gens ont compris de ñu ngi leen di déglu et on prend acte waaw on prend acte de léegi nga toog seen télé yooyu TFM yaay may mën a ndur fay di créer ay film fii kenn menacé wu leen mais quand vous sortez vous faites une mission de service public quand vous donnez des informations aux Sénégalais jox leen ay informations yu juste et vrai c'est tout ce qu'on demande bu ngeen ko deful nag assumez leen parce que les Sénégalais vous écoutent et les Sénégalais vous comprennent. am na benn kañ bu nekk sama live bi gars yi may leen ma tuuti rek kenn du ma déranger les imbéciles qui n'ont rien compris donc Ousmane Sonko loolu noonu mu wax ci discours am bi na ci gars yi bàyyi xel foofu lañ war a taxaw quand vous parlez de violence foofu lañ war a taxaw parce que Ousmane du waxantu Ousmane Sonko du waxantu vous ne voulez pas traiter de ce discours historique bi Ousmane Sonko def pour dog mbuumu jaam gi parce que ça fait tâche discours Ousmane Sonko bi démb amul ku koy déglu bëgg Sénégal nekk africain bëgg Afrique te sa yaram daw maintenant ñi naan seen waa ji dafa am fit seen waa ji warul wax lii c'est des gens yoo xam réussir wuñ parce que gis nga nit il faut nga réussir processus de décomplexe xaw ma naka laa ko mën a woowee c'est-à-dire am na ñoo xamante ne nii dañu am complexe boo xam dafa des ci ñoom nekk seen biir te xamuñu ko en fait parce que weesuwul nga naan Ousmane Sonko wax dëgg ji mu wax on est au 21e siècle Ousmane Sonko bu demee ba tiitatul ba wax ko am njaboot comme yow c'est-à-dire am ay responsable comme yow moom mi ko wax tiit jël ay responsable yow nga toog yow au nom de ce cas quoi nga ne yow da nga koy tiital taxaw fële de nga ne da nga koy tiital yow
parce que jàpp nga ne yow amuloo ci responsabilité parce que da nga jàpp ne Ousmane Sonko soo discours en responsabilité am la mbiram la c'est foofu noonu la nit ñi di juumee en fait et c'est cette bonne partie des Sénégalais yi jàpp ne affaire yi seen yoon nekku ci mbir yi intéressé wu leen mbiru politique la mbiru Ousmane Sonko la parce que ñu ci bëri le système a fait exprès mettre leen dans des conditions yoo xamante ni ñoom lijjanti wuñ li xew ñan ñooy xeex Sénégal ñan ñooy dem manifestation ñiy dem manifestation yëpp chaque jour ma wax ko Sénégal ñiy dem manifestation bu ñu xëyee am nañ lu ñu ndékki am nañ ñu ci bëri am nañ ñu ndékki am nañu añ ñu am reere en tout cas c'est pas les plus pauvres d'entre nous Sénégalais ñun ñooy dem ci manifestation yi parce que ñooñu benn war nañu xippi xool parce que nekk ci àdduna bu tëju am nañu ci xippi xool mais ci conditions yi ñu leen teg la dañ leen teg ci condition de survie yoo xam xalaatuñu lenn lu dul lu ñu dundee amuñu benn perspective d'avenir c'est-à-dire amuñu lu ñuy défendre amuñu avenir bu ñuy défendre amuñu am bu ñuy défendre amuñu projet bu ñuy défendre amul enjeu ci ñoom même élection sax c'est un événement boo xam da ngay dem voter ñëwaat koo votel man de diw laa votel moom photom bi rafet na de gis nga carton bi mooy ki nekk ci bu verte bi ki nekk ci bu bleu bi moom Ablaye Wade de bii de mbasin la sol mbasin bu bleu la sol foofu lañ ci yem moom vote bi daa jeex ku gagné ñu ne diw moo gagné kon de moom moo gagné c'est-à-dire ay fichier beeg yooyu lijjanti wuñ fichier bi carte électorale boobu noonu ñoom lijjanti wuñ ko ku gagné diw moom de comme yàlla ko yàlla kii yàlla mooy far bu ñu mer ñii bu ñu xeex yàlla kan mooy joxe nguur ñoom ci dimension boobu la ñu toll moo tax système bi il l'a compris Macky Sall a tué notre éducation xool leen Macky Sall ni mu rey suñu éducation xam nga ba ñuy rey suñu éducation bi gars yi naan dañu bëgg a dem ci benn dañu commencé di privatiser ma ne privatiser wuñ de dañuy rey public ba pare rey privé bi parce que bugguñu ñu yeewu parce que cette nouvelle génération bi ni mu yeewoo rek bugguñu yeneen ñi ñëw gën a yeewu c'est-à-dire dañu bëgg a endosser moo tax artistes yu bëri ils sont payés pour yu bëri nag artistes yu bëri yu mag yu ñuy coow Sénégal ils sont payés pour endormir le peuple ils sont payés pour abrutir le peuple ay mbër yu bëri seetlu leen suñu ñi ñuy woowee artiste entre guillemets ñoom Balla Gaye Modou Lo Wally Seck Youssou Ndour ñoom ñëpp quand le peuple souffre on les entend pas ba pare ñu créer dans nos têtes que ñoom c'est des Sénégalais à part waruñu wax ci lii dem nañ ba déglool ci bopp Sénégalais yi ñoom ils sont pas obligés d'en parler bien sûr quand le Sénégal va mal vous êtes obligés d'en parler jàpp nañ ne Ousmane Sonko moo ci war a wax mais man waruma ci wax je gère li may gérer c'est-à-dire loolu dem nañ ba Sénégalais yëpp intégré ko tey boo ko waxoon ñu ne mu ngay dal artiste mu ngay dal mbër yi mais duñ ci am responsabilité moo tax je salue le courage de Siteu mbër je salue le courage de Siteu mbër te lépp loo ci amul njariñ Siteu doo ci am lu la gàllankoor njariñ rek nga ci am parce que dëgg nga wax te yàlla dëgg la bëgg te yàlla moo yor lépp mbër yi ngeen di gis ñu ci bëri y a 10 ans 15 ans ci kanam amuñ woon dara 100 francs da leen doon tëg tey ñu nekk li ñu nekk jàpp ne ci nit a leen ko jox ñu jàpp ne Malick Gakou moo ma jàppale ñu jàpp ne tel ministre moo ma jàppale Amadou Ba moo ma jàppale parce que gëmuñu yàlla comprendre ñu àdduna nag la leen yee gis nañ dee mbër yoo xam bëri nañ ba daaneel ñëpp ils ont fini ni ñu finiree ñaanul leen ko am na ñeneen ñu terminer neneen mais lu jar a bàyyi xel la parce que y a des acteurs au Sénégal qui doivent s'impliquer ils s'impliquent pas on parle juste des intellectuels dafa am ay complexes am na ñoo xam seen poche moo leen ñor am na ñoo xam ils n'ont pas le courage alors beneen golo bu nekkaat sama live bi Abdou Seydi dafa mel ni bloqué naa ko de mais bàyyi ko bu ma gisee naa ko bloqué mais bu ma ko gisul bàyyi leen ko muy déglu xol bi di dagg coo jibul donc combat bi nii ñëpp la engagé mais yama bloqué Abdou Seydi mais man dama ko gisul sa mboot kaña boobu gisuma ko de maa ngi koy xaar ba mu kii rek
voilà c'est des gens yoo xam ils veulent pas s'impliquer gis nga dañu tell ci benn tournant boo xamante ni au Sénégal pour ñi comprendre ko pour Sénégal yi comprendre ko Sénégal bu démb bi weesu nañ ko Sénégal boo xam dañuy toog gars yi jël alal bi ci réew mi jël ko sax denc ko seen kër yi ba dëkk bi Macky Ousmane ñëw na wax a wax artu leen ba ñoo ñëpp kenn nangu te génnee xaalis dañuy yoot di génnee ndànk-ndànk te xaalis bi dugaluñ ko seen banque yi moo tax réew mi amul xaalis mi ngi seen kër yi loolu la ma sama benn copain wax sànq nee na ma Gaye Farba ak ñoom seen xaalis mi ngi seen kër yi fan la ñuy tibb di joxe te xaalis il faut muy circuler pour que économie fonctionne économie di fonctionner xaalis il faut muy circuler nii la ma ko waxee dama parce que gars yi dañu denc xaalis bi seen kër yi parce que xam nañ ne léegi gars yi ñu leen di xool ñu ngi leen di surveiller ñu ngi leen di gis ñu ngi xaar ñu jëf ñu wax nan lañ def yóbbu ñu xaalis ci banque yi de parce que wóolootuñu kenn ñoom seen problème mooy fu Ousmane di jëlee information yi donc comme wóolootuñu kenn dañoo tibb xaalis bu bari dugal seen kër yi moo tax xaalis bi circulé wul comme jamonoy Abdoulaye Wade dafa dëgër dëkk bi kenn la def mais ñu ngi xaalis bi mais yóbbuwuñ ko ci banque génnewuñ ko dañ ko denc buy amee soxla rek génnee tuuti liaas joxe génnee joxe mais denc ko xaalis bi circulé moo tax dëkk bi kenn la def te Macky noonu la ko bëggee nag bu ko defee Sénégalais yi bu ñu sonnee ba xoox moo tax ma ne la Sénégal ñiy xeex ñëpp soit ci classe intermédiaire bi lañ bokk wala c'est des gens yoo xamante ne amuñu yenn problème yu majeur yi moo tax ceux qui doivent s'impliquer pour que combat bi ñu gagné ko nañu ko def Ismaïla Lo maa ngi lay déglu Ismaïla Lo yow ba ngay def ay clip di jaay consommons local ba ngay def ay clip comme Sénégal buy fubal banderole yooyu ñuy def maa ngi farloo ba ngay def clip ancien yooyu nga xam da nga jël ay xale ñu bind fii consommons local ba nga naan xale yi mbaa suur ngeen ne leen waaw nga naan consommons local nekk un panafricain wëy Afrique wëy lépp Ismaïla Lo yaa ngi dund Ismaïla Lo le discours d'hier de Ousmane Sonko c'est pas question de politique mais daf la war a interpeller Omar Pène da ngeen ko wëy yéen ñu ko jàngal ñun avant ñoo xam ñun affaire Afrique union africaine ci artiste lañ ko njëkk a épouser ñun jeune avant ñoo dem ci université feneen jàng ko artistes yooyu si njëkk a interpellé même Youssou Ndour mii ce crétin là de Youssou Ndour moom mënu ma wax ci moom lu neex ñoom Baaba Maal man je me demande est-ce que ñoom ils ont écouté ce message là et que lan la leen wax des rappeurs des artistes des artistes peintres ay philosophes ay intellectuels mais les gens ont peur d'en débattre moo tax ma ne coow li Ousmane la même y a des intellectuels li bu Ousmane di wax dañ doon daanu yësi mais kenn du génn ci télé yi wax ko parce que ils n'ont pas le courage problème boobu lañ am Sénégal les gens ils sont pas courageux et quand il y a un courage comme Ousmane Sonko bu ñëw di wax ñu ne dafa arrogant dafa réew dafa soof dafa nangam sangam am na ñoo xam courage Ousmane Sonko da leen di déranger bëri na Ousmane bi muy wax am na ay professeurs université yu doon daanu ay étudiants yu doon daanu ay médecins yu doon daanu ay keneen yu doon daanu di bëgg ay artistes yu doon daanu des gens yoo xam dañu ko way ils sont où vous là yi fi nekkoon l'Union africaine wala médecin kërëb di wax Ousmane woo na leen ci combat nag lu waaye doon jaay tey mu lamb ñëw leen wax ji jeex na de jëf Ousmane dafa ubbiwaat beneen affaire léegi nag tey la ñuy xam ñu doon way di ko bind di ci discours di ko débat tey nag Ousmane nag ubbi na nag mbir mi ubbi na nag affaire bi fii la ñuy xamee nag kan la ñoroon kan moo doon wax pour dóor ku doon wax pour jaay bëri xam-xam ku doon wax pour leneen parce que nag dañ doon toog ci télé yi di toog ci débat yi Afrique dafa war a moom boppam français yi dañu war a def lii américains yi def nee non ñun dañu yàgg noot suñu maam yi Serigne Touba ba ko kii bi jàppee hey daanu maam Malick ba ko kii waa ji ñëw ne leen léegi xam nga lan la wàcc daanoo ci gën a gaaw génn da ngeen di joxoñ man damay ñëw bumax léegi nag bumax na bunt bi daanu na lu waaye doon jaayal tey mu lamb ñëw leen wax ji fa la ne de ñu tal nii moo tax am na ñoo xam tekk lañ def ñu ngi ne waaw boobi xanaa dafa doful de deful dina jàpp ko jaaxalu leen t'as l'impression que li Ousmane Sonko wax démb man ba ma juddoo Sénégal ba tey ay actes yaa ngi koy wëy intellectuel di ko bind peintre yi di ko bind politiciens yi di ko wax ku ne di ko yuuxu wax politiciens yi fii ñëw bii Sénégal di leen jaay fit man je suis nangam c'est ça le vrai problème duñ ci wax moo tax kenn du Ousmane ñoom duñu Ousmane coow lee bari rek mais bu arbitre bi dee prip ñu xam ne kan mooy kan ñu xam ne lépp dëgg la
langue jaa ngi noonu ku bëgg a bëre bëreel moo tax Sénégalais yi nañu xàmmee ñi leen di nax ak ñi leen di naxul ñi gëm combat bi ak ñi ko gëmul coow laa ngi noonu de waaw li mu wax démb moom la fi gars yi toog de créer ay conférence yu rëy l'Afrique doit machin l'Afrique doit ce qui le Sénégal machin lañ artistes yi way fii dóor ay sadlar ñu ko way fecc bay bëgg a dee intellectuel yi jëfe ay débat ay séminaire bañkat yi yenn mouvement yu ñëw walla xam nga kërëb lu ne ñu wax ko façon débat bu ne intellectuel bu ne ñëw na toog animateur bu ne chroniqueur bu ne waaye Afrique nangam mel ñoom ñoo koy wax bu ñu génnee ci coulisse ñu leen di dóor seeni poste di fees seen kër di baax ñoom ñoo yor kër yu baax yi dañuy ñëw rek di show jàppee ñu ay golo ñun sénégalais léegi nag yeewu nañ Ousmane Sonko yee nañu jàppee ñu ay golo rek bu ngeen ñëwee ci télé yi nga yaakaar ne waay sénégalais yi dañu solu sénégalais yi patati patata wax ba géex boo génnee ñu jox la nga toog noonu lañuy def benn Issa mooy ñëw fii live non Macky Sall xoolal dañ koy kii kërëb yuuxu wax ba doyal moo tax bu ma demee le jeune là bi ñu yóbbu 2S xaw ma Abou Diallo boo ko déggee muy wax un malhonnête un crétin bu tekkiwul dara ñëw kenn xamul y a des gens kenn xamul lu ñu bëgg Abou Diallo Omar Faye leeral askan wi Moustapha Diakhaté kenn xamul lan lañ bëgg Thierno Alassane Sall kenn xamul li nga bëgg ma wax ko fii kenn xamul foo jëm kenn xamul li nga bëgg kenn xamul luy seen projet binduñu amuñu projet amuñu mbooloo amuñu nit c'est-à-dire nit ñi teg c'est-à-dire dara bëgg sonal nit ñi nag bëgg nag tëye actualité bi rek bokk ko de kenn du ko wax mënul lekk loolu jeex na les gens maintenant ils perdent plus de amul perte de temps wax jaa ngi nii de li ma wax démb sama live Ousmane yëkkati na niveau bi de wallaahi yéen Ousmane yaa ngi course de fond la balaa ñoo yegg 2024 gars yi xoox dagg bàyyi ñii seen xol yi bàyyi ñii quitté lu sedd waaye di leen gën a jeune ëpp leen fit ëpp leen lépp course de fond la leen di may à l'usure rek ku ñëwee rek na ko toog yoon waa ngi nii yoon bi yaa ngi nii ku bëgg rek na topp suñu waaji coolay bari rek mën a topp leen suñu waaji rek ñëw na fi song 2S song fi TFM song fi ki gànnaar kii xanaa dafa dof nekk opposant bëgg Sénégal di del ci média yi surtout média yi gën a rëy mu ne leen da ngeen a dof mu ne leen man dëgg laay wax avancé léegi nii dëgg laay wax Macky Sall di ñëw viol mu ne ko hey man damay xeex ak yow rapport de force nga xam yor état yor damay xeex ak yow boo ma wuree ma waxti la boo ma pesee ma dóor la duma la ba nga bëgg a de ñoo def viol mu ne leen toog leen foofu mu dem fële xaw ma assemblée mbéri soo du dof mu duma ko ba pan ci kawam looloy dëgg looloy fulla Sénégal li ñu soxla fi mu toll nii mooy fulla ñu bàyyi ñu arrêté ñuy nax di ñu jaay ay kilifa yu tekkiwul dara ñoo xam nguur moo leen defal lépp terrain yu baax yi nekk Sénégal yi ñoo ko leen moom au nom de quoi ay géwélu nangam moo doon tagg Senghor mooy kii moo doon def laa moo doon def dede boo waxee ñoom ñu ne ñoo booy ñi ay kilifa lañ bu nekk si ñoom ay kilifa yoo xam lépp lu ñu am kër yi ñu am terrain yi ñu am ay am na ñoo xam ay terrain lañ leen jox ñu tabax ay immeuble toog fi ñu toog duñu wax ay communicateur traditionnel Bécaye Mbaye je suis désolé Bécaye Mbaye mënuloo ñëw ñu combat bi ubbi 2S di diviser xaw ma ku doon diviser xaw ma seen pay pël xaw ma premier combat waxoo deuxième combat waxoo troisième combat waxoo quatrième combat waxoo nga bàyyi ba combat bu mag bi ba ñëpp concentré wu wala nga wax ñu lamb nga dem dugg assemblée naan assemblée ay lutteur la ñëw leen fii Gaston Faye leen c'est de la malhonnêteté parce que du loolu moom moo xew yàlla dëgg la bëgg dee leen wax dëgg li xew mooy benn député dafa dugg beneen député provoqué ko mais bu ngeen ñeene député yi léegi ay mbër lañ dañuy làmb du dëgg parce que tey yow Bécaye ku toogoon fii ne na mbër yëpp benn lañ doo ko nangu ku toogoon fii ne na animateur ñuy wax ci làmb yëpp benn lañ doo ko nangu da ngay bëgg a setal sa der fii la fi Yékini ñëw wax la fi benn wax tuuti nga xaru bàyyi leen li ngeen di def respecté nañ leen nag mais bàyyi leen li ngeen di def ñun man yi ñuy wax nii sama yaay wax naa ko de ay respecté diw fii ku fi bëgg ñu respecté da ñuy respecté nit ñi ñun yàlla la ñu gëm ak yonent bi salaa salaam ak dëgg amul fii ku intouchable la loolu du lu am bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen maasale bi dee leen wax ñiiti dëgg kenn
kenn bëggul wax Macky Sall lu ko naqari parce que jàpp ngeen def ngeen teg ngeen Macky Sall ci place yu yàlla gëm leen yàlla. Bécaye ba ngay tedd Macky newu fi ba ngay tedd yàlla ci lamb la ko jaar du nguur a la teddal Sénégalais yi bëggal la ku mel ni man ñu bëgg la suñu xol nga dundal lu bari si ñun loolu xaalis mënu ko fay man waxuma da nga far mais li nga def keroog defuwul parce que moment boobu Sénégalais yëpp a ngi déglu parce que ce moment là n'est pas fortuit bàyyi ba nit gars yi di bàkku yow waxoo ci lamb ji nga ñëw indi mbir wax ci biir wax ñun dañuy déglu léegi danaa ne ñun dañ leen di déglu lu ngeen def ñun dañuy analyser rek xaw ma nag ban intention nga ci amoon mais juum nga sinon booy joxe information ci moment boo xam nga ne Sénégalais yépp d'ici ak diaspora yow la ñuy déglu parce que grand combat bi ñu ñaa ngi koy seetaan nga ñëw ci affaire assemblée naan dañuy bëri xaw ma lan kenn bëriwu fa la fa am mooy wax leen ko moo tax j'ai bien aimé l'intervention de maman Fatou Sow Sarr parce que gars yi dañuy jël mbir di ko raatale non comme ni naa fekk opposant boobu di def violence mais violence dafa am lu koy indi man su ma gisee Sénégalais di jël violence di ko wax di ko jublu ci Ousmane Sonko mais damay naan kii xanaa gisul nervi yi Macky Sall yi te nervi yi nag ñëpp ko gis li ci gën a neex sax ameewul Dakar mu nga amee ci àll ba mais Sénégal ñu ngeen yaakaar dañuy continuer ci naaféqisme Ousmane Sonko nag loolu lay bañ moo tax démb dafa ñëw wax ji Ousmane yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla kattanal wallahi azim yàlla na la yàlla kattanal parce que gis nga li ngay wax dafa am ay conséquences yëkkati wax nga débat bi fu ne léegi ku am fit waxal parce que am na ñoo xam wax ci France ak dee lañ yemale looloo tax bu ñu xëyee rek naan xale yi réseaux sociaux yi dañoo réew réseaux sociaux waxuma tuutee ni kenn mais benn xale yi réseaux sociaux neexul suñu kilifa yi ñoo naa fekk Sénégal duñu wax Sénégal yi dëgg di dóorante seen biir ku nekk di xool say intérêt defar seeni mbiru doom defar seeni mbiru sët da ngay gis nit ku ñëw ñu jox la terrain Ndakaaru terrain wax ay milliards lay coûter nga def fa sa benn immeuble loué ko weer bi bu dee nga encaissé sa 800 millions wala sa 1 milliard dugal sa poche imagine yenn secteurs yi Sénégal ñu am fa ay immeuble lañ fa am appartement bu ne nga koy loué ay 700 000 800 000 600 000 bu weer bi dee nga dëxëñ say milliards toog kenn du ko wax noonu la ñuy dundee ay hectares lañ yor tedd nañ seen bopp teddal seen doom teddal seen i sët duñu wax ba pare ne na Sénégal nekk si jàmm jooju ñuy wax xam nga du jàmm de ñoom dañuy war Sénégal du jàmm xam nga lan la nañu bàyyi mu sedd dootuñu bàyyi mu sedd parce que loolu du jàmm ci yéen mais du jàmm ci Sénégalais yi. Comment pouvez-vous imaginer ñu nekk ci dëkk boo xam mbayang fa napp ne fa élevage ne fa ñu am secteur secondaire boo xam 17% la ñu am un secteur tertiaire boo xam mooy presque 63-64% de notre économie mi ngi secteur tertiaire boo déggee secteur tertiaire mooy tout ce qui est service banque finance yu demee noonu loolu ci dëkk yu riche yi nga koy fekk dëkk yu am alal yi nga koy fekk France ngay ñëw gis 1% de la population di dundal 100% français yi 1% agriculteur Sénégal ngay dem plus de 70% des agriculteurs mënuñu dundal sénégalais yi mais loolu soxlawul vision soxlawul PSE c'est une logique nag ngay amee jën am ay jur der am meew di bay 70%. te amuloo secteur secondaire Ousmane Sonko ñëw ne Macky Sall amuloo modèle économique parce que dafa am sa benn xarit bu ma ne del wax ci économie parce que dafa baax ñu ciy wax amuloo modèle économique quand Macky Sall ñëw naan damay génne 450 milliards pour emploi des jeunes télé yi compté di ñu fenaat intellectuels yi di ñu fenaat gars yi di wax lu dul dëgg ku deful économique xam na ne boo créé pour nga créer de la valeur ajoutée il faut nga industrialiser dëkk bu industrialiser wul doo développé wu c'est pas possible mais jàll na loolu moo ñuy révolté moo tax ñun ñu met parce que Macky Sall xam ne bu xamul luy indi liggéey nañ ko may ku ne mën na ko wax parce que gerte gi ngay jaay chinois yi boo defoon boo industrialisé woon gerte gi
ko dem ko yóbbu ko fa ñu def ci dëwlin def ci saabu def ci yeneen ak yeneen ak yeneen def ci engrais jeunes yi liggéey ci mais da ngay jël gerte gi jaay ko chinois yi bu ñu lay fay duñ la fay ci franc CFA parce que amuloo politique monétaire moo tax Pastef dee leen ñëw di faram-fàcce affaire yi Sénégalais yi comprendre ci benn niveau bu simple chinois yi duñ la fay ci franc CFA ci euro lañ lay fay jox ko français yi tibb jox la 50% denc 50% bu des. parce que ñun bu ñuy jënd dañuy jënd tey bu ma tey Macky Sall buy jënd dara ci français yi 1 euro la koy jëndee ñoom bu ñuy jënd ñun jënd ko en franc CFA 1 euro égale 655 francs moo tax Ousmane Sonko ne franc CFA bi baaxul te muy dëgg. c'est simple nañ ko expliquer Touba màggal Touba ñaata deray wàcc màggal Touba ñaata deru nag deru xar mooy wàcc màggal Touba ñu jël ko sànni ko Touba bi ñëw jël ko yóbbu ko Italie exemple man ma xëy am bac dem université ma fay ko sama bourse dem marché jënd fa benn dàll yu baax ay det ñëw naan sama gars yi ay italien laa may tey damay dem soirée dàll yi nga sol boo oytuwul yàpp bi yaa ko lekk ba nga demee màggal yow étudiant bi wala yow xam nga je sais pas cadre bi nekk ci administration dem jënd sa benn veste cuir ñëw booy veste bi laay maye bii sama xam nga si veste bi laay maye veste bi nga sol boo xeeb ko yow veste bi nga sol yàpp ba ca ne woon ca xarma wala ca nag ba yow yaa ko lekk bi nga demee màggal Touba. gars yi ñëw ko fii jënd ko ci franc CFA yóbbu ko transformé ko jëndee ko 1000 francs der bi yóbbu 1000 francs yóbbu ko defar ko dàll yi nga ñëw ñu jaayee la ko 200 euros te jëndee der bi 1000 francs loolooy discours Ousmane Sonko bi démb loolu tax ñun amuñu xaalis loolu tax mënuñu am liggéey dëkk bu amul industrialisation mënoo développé wu parce que valeur ajoutée industrialisation moo koy indi da ngay ñëw jël say produits primaires c'est-à-dire secteur primaire bi pêche agriculture industrie extractive yi ngeen di dégg nii pétrole ak gaz da nga koy génnee sa suuf samp ay usines sénégalais yi dugg ci di liggéey ñay bay ni ngi liggéey ña nekk ci usines yi di liggéey ñu transformer ko distribuer ko sénégalais yi ñu lekk ñun ba suur jël li ñuy jël dem exporter sénégalais buy liggéey kuy liggéey ku ne da ngay consommer quand tu consommes l'économie fonctionne boo amee xaalis da ngay jëndal say doom ay jouets da ngay jëndal sa jabar dara da ngay jënd andi ci kër gi foo koy jëndee ci boutique yi xaalis bi dafay circuler on le sait tout le monde le sait loolu leen Ousmane Sonko wax démb il faut qu'on arrête qu'on dise les choses ñu nekk bi di tourner on a combien d'économistes combien de je sais pas quoi les gens savent la solution mooy lan Macky Sall ban industrialisation la indi demal Matam ba mu nekk meew bi ñu koy tuur ba pare di importer ay meew ñëpp a ngi koy gis Ousmane Sonko ñëw ne leen Macky amul modèle économique le gars il dirige notre pays depuis 2012 amul benn modèle économique mu ñuy jaay PSE ndax Macky Sall il faut ñu xeex ko xeex Macky Sall jaamu yàlla la jàppale Ousmane Sonko jaamu yàlla nekkatul politique Ousmane Sonko on doit le soutenir ba mu gagné combat bi bu ñu neexee après ñu waxtaan suñu biir mais Ousmane Sonko on est dans l'obligation de le soutenir moo tax ñu def prise de conscience te gis nga dañuy jox psychologiquement suñu xel yi di réyal ñun combat dañuy def di ko rendre impossible pour ñun ñu naan lii ay gënt rek du baax du benn gënt des pays l'ont fait pourquoi pas nous on est sénégalais on est capable de le faire on est capable de prendre notre pays en main et de le développer sans faire nag du tort à qui que ce soit te ñu bañ a confondre xeex yi ñu bañ a confondre xeexu Ousmane Sonko ñu bañ ko yokk ay noonu wala ñu bañ a dugg ci loo xamante ni nii daf ñuy tardeel
xam mooy lan chaque jour moo ko fi sama live le combat que Ousmane Sonko mène mooy ñu récupérer suñu réew c'est pas ñu génnee France non c'est réduire le combat c'est parce que c'est vrai que France moo tënk suñu économie ci lu bëri mais nañu tikkeeku ci lépp jëlaat lépp suñu bopp parce que am na lu France yi am na yeneen dëkk yor lépp la ñuy jëlaat nañu jëlaat suñu réew moom suñu bopp ñu collaborer ku bëgg collaborer bu la neexee nga nekk France bu la neexee nga nekk état bu la nekk keneen mais nga ñëw taxaw ñu toog lii la ñuy def lii nga bëgg lii laa bëgg lii lañ ciy gañe kii lii la ciy gañe loolu mooy suñu combat pour muy leer loolu moom mooy suñu combat pour muy leer xam lu may bañ erreur bi ñu daloon ci Wave bi ñuy wax dal ñu Wave ñëw rey ñu acharné wu trop ci France donte dañ leen war a xeex ba lépp loo xam ñu ngi koy tënk suñu économie bi ñu tepp seen loxo sànni ko xaj ñu def ànd nawle buñ ko bëggee looluy dëgg américains yi ñoom ñoo jël Wave rey ko ñoom ñoo lay wari rey ko indi seen Wave bi bu ñu demee ak passion la ñu dem ak suñu raison Ousmane raison lay demal moo tax mu ne leen man bu ngeen paree nag après ngeen ñëw ñu jëflante suñu intérêt bu nekkee ci yéen ma jëflante ak yéen mais jëflante boo xamante ni Sénégal dafay gagner yéen ngeen gagner il faut pas qu'on oriente ni le combat de FRAPP ni le combat de Pastef sur un combat frontal entre Pastef France FRAPP France bu mu nekk loolu na nekk un combat de principe boo xam amul France amul Brésil amul États-Unis ñépp ngay tegee ndële ne leen ko bëgg ñëwal ñu jëflante à mémoire égale waaw Ousmane li muy wax France la juñ loxo mais chinois bi génn ci képp ku dem Sénégal di fa def lu dul noonu génnoo ci ñoom ñëpp la donc dañoo am esprit boobu xam ne ñun dañu war a récupérer suñu temps bi à tout point de vue amul turc amul chinois amul keneen ñoom ñëpp ñu téye suñu réew jëflante ki ñu bëgg a jëflanteel bu dee français la suba amul problème day tax ba suba même bu dee dañuy defar terre sax du doon ni ko Macky Sall defee te ñoom buñ ko day defar dinañ xam ne waxtaanuñu ak Ousmane Macky Sall Ousmane Sonko la ñuy waxtaanal dana leen jaay per ne leen terre bi ngeen def nii ak nii ngeen koy defee lii ak leen ciy am bu ngeen ko bëggoon mu sànni leen ca xaj dem jëli indien wala jëli keneen dina dem si suñu fe parce que bu ñu tënkuwee rek ci français yi mais indien yaa ngi dóor suñu feeru Falémé bi boo demee fa leen le Kédougou mais chinois yi ñu ngi rey suñu or bi moo tax ñu fexe ni ñu récupérer suñu réew mi képp nag ko tënk nga tudd français koy mënti teg nañ ñu jël sa loxo we ñaar ko ba mu rafet ñu sànni ko ca xaj mais loolu ñun ñëpp ci war a jàpp on doit libérer ce pays là def ko dëkk yoon dëkk démocratie dëkk boo xam les richesses du Sénégal doivent avant profiter aux Sénégalais mais du question de fermer le Sénégalais wala dàq diw wala dàq keneen li l'objectif c'est pas ça parce que les Sénégalais sont un peu partout man mi di wax nii France laa nekk mais fulla bi français yi am ba defar seen réew di dundal seen askan man fulla boobu laa bëgg Sénégal am ko di dundal seen askan ku ne mën fa xej nag ni ñëpp xejee fii ñëpp xejee noonu biir Sénégal mais suñuy richesse jariñ ñu mu jariñ ñu il est inadmissible ñu nekk ci benn mais c'est même inhumain en fait ñu teg ñu ci benn pauvreté alors que ñun ñu ngi toog ci alal xel sax nangawu ko man je me demande ñu ngi wax mais est-ce que suñu maam yi bu ñu delsi woon duñ ñu mere est-ce que Sëñ Tuubaa xam nga est-ce que ñoom ñëpp maam bàyyi ñeneen ñi ñëpp ñu xeexal Sénégal est-ce que buñ delsi woon duñ ñu mere parce que tey kenn amatul lay quoi bu ñu toogee ba en 2021 Ousmane Sonko di tenir discours bii nga xam Thomas Sankara mu ngi ko doon tenir gars yi di jàpp seen gémmiñ ñu war a xoolaat suñu bopp moo tax Ousmane xamal ne tu as eu le respect de toute l'Afrique démb ñu doon sikk sàkk yëpp dinañ ñëw parce que dafa am ñu bëri ñoo xam sa discours bii lañ doon xaar moo tax discours bii nga def bul ci rëccu dara wallahi ndam nga ciy am te njariñ lay doon ñu bëri démb man gëm naa ne démb li rejoindre nit ci Pastef kenn mënu ko natt sa discours bi li mu dugal nit ci Pastef kenn mënu ko natt li na ci africains yi nawee kenn mënu ko natt tey fi nga jël Sénégal ci boppam diplomatie Sénégal turu Sénégal drapeau Sénégal fi nga ko yëkkatiwaat ci Afrique kenn mënu la ko fay du ñu ko wax nag mais kenn mënu la ko fay wallahi azim
parce que boo ko dégloo nga naan kii sénégalais ce jeune sénégalais mooy wax lii fierté ngay am toute l'Afrique bi ko déglu dafa fier ci yow nit ñi dañ doon frissonné yaram yi da doon daw démb te loolu yàlla dina la ko fay moo tax say noonu am nañ problème parce que bu la yàlla fayee sa xol fay la sa courage fay la sa xeex xejoo ci kaw kenn xejoo ci sax kaw Macky Sall xejoo seen kaw mu dama ne gars yi ñàkk nañ chance seen nguur wi duñ ci profité ils vont dégager Macky Sall dootul am lu ko neex ci lenn ci àddunaam parce que dafa tooñ sénégalais yi dafa toroxal sénégalais yi Macky dootoo am lu la neex ci sa sëy dootoo am lu la neex ci sa famille dootoo am lu la neex ci sa gouvernance dootoo am lu la neex ci say gouvernement dootoo am lu la neex ci sa réew dootoo am lu la neex ci sa peuple Macky ci naqar rek ngay dëkk parce que da nga teg sénégalais yi naqar Macky da nga bon te ñi nga àndal bon mais wallahi di ngeen xam ne amu leen doole yàlla moo leen ëpp doole fuuf gis nga lii soufflé nii di ñëw mënu leen ci dara te xam ngeen ne bu ngeen jéemee xeex ak ñun da ngeen di ñàkk dañ leen di duma yéen ñëpp xam ngeen ko dañ leen di duma parce que Ousmane Sonko ni ngeen ko gis nii mu teg bakkanam ci table bi xam leen ne noonu la ko patriote yëpp jëlee teg ko ci table yi dañuy jihaad loolu ngeen war a lijjanti wala nga nekk fii di def seen ñàkk fay dooy di lijjante des trucs de terrorisme yoo xam vous l'avez inventé tout pièce lijjante leen bii ñii ngeen di gis nii de gis nga xam naa diaspora bi jóg na jógul diaspora bi jógagul sax sénégalais yi jógaguñ sax te je maintiens et je le dis Ousmane maintenir ko répéter ko fu la neex la deuxième vague sera plus dévastatrice bu Macky Sall dof loo nañ dem na laal troisième mandat bi garantie bu ñu la mënta jox Macky Sall Marème Faye bu dee yaa ngi may déglu téyel sa jëkkër bu dee bëgg nga ko dara doo ko am ci réew mi dañoo doyal ci yow parce que yow ngaaka nga Macky Sall yow doo guerrier Macky Sall yow doo nante yow métti woo Macky Sall c'est le problème mooy amul la nit di nawee Macky Abdoulaye Wade sax di nga ko naw ci xam-xam waaw Abdou Diouf di nga ko naw ci lenn Léopold Sédar Senghor di nga lire ay poème am sax xol sedd des fois nga kontaan mais yow amul lu la nit di nawe yow nattu nga boo xam yàlla daf ñu indi yow daf la indi sample Sénégal pour ñu yeewu yow nattu nga bu yàlla indi Sénégal pour nga yee Sénégalais yi comprendre loo ko sax moo tax doo fi bàyyi lu la nit di tege du la nawee lépp loo naroon def sax ba mu rëy Sénégalais yi war la ko gërëmee suba du pare yow doo def dara Sénégal sa terre bi sax du jóg sa dara du jóg sa dara du baax. amul loo def Sénégal di nga quitté amul looy def Sénégal lu nit ñi di téye après yàlla da la nattu sax monument de la renaissance bi Abdoulaye am sax yow doo ko am yow doo am dara yow doo def dara lu baax doo bàyyi dara lu baax parce que da nga soxor te gëmoo yàlla da nga teg sa bopp foo àggul Macky Sall nit kese nga te jëf yu bon yi ngay def da ngay laal di laal bay laal ñoo xam waroo leen laal te yaa ngi yor njaboot te bés boo baaluwul Sénégal yi àq. baalu ñi nga toog àll baaluwul ak ñu mel ni imam Ndaw bu yeboo yow Marème Faye Sall bu ko Macky deful demal ba ci imam Ndaw nga baalu ko ak baalu ak yenn Sénégalais yi parce que da ngeen am njaboot te man yéenewuma man awma soxla nga yéene lu bon de Macky Sall moom lu ko dal baax na mais njabootam man ay Amadou ay Marème booy man awma ak ñoom problème awma ak ñoom problème bu bari quoi man wax naa fi sama laay bu yàgg du tey que ne man Marème j'arrive pas man Marème mënuma ko je sais pas mënuma ko détester mënuma yëg-yëg bu ma man du fowuma quoi Marème ma je sais pas man j'arrive pas Marème mënuma ko bañ mënuma ko mere mënuma ko jéppi mënuma ko dara limite peut-être j'ai un peu de l'admiration sax pour cette dame là mënuma ko contre quoi loolu ci man la j'arrive pas mënuma ko xawma lan la je sais pas mais Macky ñaawte fii mu def dafa bari moo tax je répète Marème demal yootal nga dem ci imam Ndaw nga baalu ko àq parce que nag àdduna du nguur kese de ay nit kese ngeen da ngeen fiy jógee ni fi ñeneen jógee da ngeen di dem layoo ak yàlla parce que Macky moom bokkul Macky dafa bon Macky ci xeetu firaaw na Macky nit ku bon la Macky du nit te da nga xamul rek sénégalais yi parce que nga si biir sénégalais yi dëgg nañ def nañ lu ne dafa am ñu gëm yàlla ci biir Sénégal dafa am ay wàllu ci biir Sénégal dafa am ay nit ñu yàlla rus ci biir sénégalais yi dafa am ñu nangu jaamu yàlla ci biir Sénégal dafa am ay nitu dëggu ci biir sénégalais yi te da nga laal balaan ñooñu Macky da nga tojal Macky da nga tojal il faut que tu demandes pardon aux gens tu as fait trop de mal et tu vas le payer quel que soit nag puissance boo mënta yaakaar parce que koo fi yaakaar puissance la yoroon ñu duma ko ñi ñu tudd ñëpp dañ leen duma génnee leen seen réew
muy Macky wuy waa APR wallahi allez demander pardon aux Sénégalais vous allez finir très mal te ku ci amoon xel am gis-gis ci yéen war na xool bu baax ni affaire yi di demee xëy na sax du sax Ousmane Sonko mais li ngeen def Sénégalais yi kese la vous faites trop de mal TFM Charles c'est yéen vous faites trop de mal aux Sénégalais à manipuler parce que conséquence su manipulation yi ngeen def yéen xamu leen sax mënu leen ko sax natt am na ci ay malades yuy dee am na ay nit yu ciy dee am na lu ñuy dal leneen manipulation ngeen parce que li ma leen manipulation mooy au lieu ngeen wax Sénégalais yi li leen di jëriñ wax liy dëgg wala bu ngeen ko mën wax sa ngeen maandu mais da ngeen leen di fen di leen manipuler di jàppale nguur muy noot askan bi ngeen gis dëgg ngeen na ay jullit ngeen ay chrétien nga xaw ma alalu àdduna xaw ma lan mais yéen xanaa c'est-à-dire fii lay yem quoi moo tax yéen comprendre leen ñi ngeen nekk di xeexal comme ñun duñ ay politiciens c'est-à-dire ñu moo tax ci langage bi lañ leen di duñu ñëw sax ci ay politique stratégie ñun c'est-à-dire ci langage bi lañuy wax ak yéen parce que gis nga Ousmane Sonko ñi mu àndal Ousmane Sonko ay nit ñu gëm la àndal ñu gëm seen diine ngay chrétien wala musulman nit ñu gëm Sénégal nit ñu gëm seen bopp la àndal c'est des gens yoo xam la plupart ils attendent rien du tout te nit dëgg yi nekk Sénégal yépp Ousmane Sonko moo nekk seen xol dañ koo mënoon wax rek ndax maadu wala wax ko ndax dañu noppi mais vous avez fait trop de mal à ce peuple-là il faut vous demander pardon à ce peuple-là sinon ça va être trop tard. je sais que parmi vous APR ak yeneen am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ànd ak seen xel ba tey moo tax doo leen gis ci plateau télé dañu maandu am na ñoo xam defar nañ seen bagage dañuy xaar Macky Sall wàcc bëggatuñ ci dara limite am na ñoo xam dañu bëgg Ousmane Sonko ñëw toog bari na seen biir je vous le dis moo tax kàttan beeg bàkku beeg yëpp dara neew fa day yuuxu ni rek Macky statut bi mu yor rek la dese moo koy may mu yuuxu fay xaalis dajale ay nit mais Macky deseetul dara nekkatu fa même ñi ànd ak moom sax ànduñu ak moom dañu ànd ak moom nii rek àndul mais ànduñu ak moom te il la see doful dina jàpp ko moom ñoo ma nekk xam na leen Macky ñi mu àndal yépp diggante warante moo nekkoon seen biir doful Macky xam na ne Oumar Sarr gëmu ko Macky xam na ne booyu Idrissa Seck boobu noonu booy bu ay maar ay jatara Yankuba Macky moo la gën a xam ne ñooñu gëmuñu ko Macky moo la gën a xam ne Idi gëmu ko Souleymane Ndéla Ndiaye gëmu ko Macky moo la gën a xam ne xoolal Aminata Mbengue Ndiaye gëmu ko Macky la ko gën a xamal dañuy fenante di naxante seen biir dañu xamante seen biir te lu ne nag la ñuy defante seen biir lu ne la ñuy defante seen biir lu ne la ñuy defante seen biir loo xalaat ak loo xalaatul dañoo xamante seen biir moo tax ñuy surulante te jàppante parce que kii xam ne gelu diw kii ñu doxaanante beeg defante beeg gam mbirum góor jigéen ak mbirum yooyu yëpp xamante ñu ko seen biir ñoom kese ñooy daje ñooy def li ñuy def xamante nag seeni alal ku am kër gi ku am terrain ku xam lii xam nga ëmb sa sànqal ëmb sa sutura xam nga lañ koy xeex loolu rek moo leen fi téye loolu la ñuy def di négocier ku ci nekk dafay am lu mu rawale rek mais du lan ni la toppee Macky Sall ay Aly Ngouille Ndiaye yi ngeen gis keroog muy ñëwaat di rafetal di jekk-jekkal yépp Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall saa di jeex na fi may terminer nag mooy patriote yi dama leen sens de la responsabilité laay woo patriote yi benn mbir Ousmane Sonko wax na ko waxaat ko Ousmane Sonko dafa def entretien bi mu def ak Sadikh Top daf ñu xamal ne man Ousmane Sonko waxuma la ma seeti Ablaye Wade toog ak moom mais Macron Joe Biden nag keneen ku muy mën nekk su ma toogee ma wax ak moom dañ ko déglu bu baax maanaam man awma problème pour toog ak ku muy mënti nekk même Macky Sall toog ak moom tant que man li may defante gëm ko maa ngi koy teewal taxawaay bu Ousmane Sonko am dangaa ne jéggi na beneen niveau il faut que nag vous attendez à ce que Ousmane Sonko dugg na ci benn langue koo xam dépassé na sax Macky Sall te am na ñoo xam Ousmane Sonko ñu wax ko ñu ñàkk ko wax ñu dégg ñàkk ko dégg dina toog ak ñoom Ousmane Sonko va faire partie des grands de ce monde là donc il faut mu toog ak les grands de ce monde entre guillemets di wax ak ñoom pour que ñu préparer wu psychologiquement ci yàq bi maa ngi dégg keroog waa Walfadjri di proposer Guy Marius Sagna la question de savoir yaa ni France dégage yaa ngi dem France suñu problème avec nos journalistes mooy ils sont pas informés chaque jour ma wax ko parce que bu ñu xamoon que ne France dégage c'est un concept boo xamante ci benn campagne de sensibilisation wu franc CFA la ñu ko jëlee pour ne France dégage ci franc CFA bi du ñu ko poser question boobu noonu moo tax journaliste bi Guy Marius Sagna bu ko humilier moom mu ngi entêté wu ci ay bêtises dem leen gëstu ji journaliste yi dem leen gëstu ji loolu laay bañ mu dal mooy ñi ñu jàpp ne Guy Marius Sagna warul dem France loolu du frappe Guy Marius Sagna warul am problème boobu noonu waxoon naa fi aussi que ne frappe nañu xoolaat seen communication ci France dégage boobu
ñu xool nu ñu ko defaraate bu mu gën a baax. C'est une communication qui passe au Sénégal mais vous êtes appelés à grandir et à aller à un autre niveau defaraat leen seen communication jaay na leen pour benn moment mais baaxul parce que du loolu moom mooy frappe France dégage du frappe. Donc patriote attendez-vous ak Ousmane Sonko nag commencé di toog ak les grands de ce monde là li may bañ mooy ñu xëy suba ñu ne Ousmane Sonko toog na ak Tony Blair wala toog na ak diw wala toog na ak diw bële wala toog na ak gain bële ne ñu ñëw defaan ñu defoon ci Abdoulaye Wade mooy anti système mi ngi toog ak système. Système c'est des pratiques du ay nit ay pratique la ay dóor la pour ñu comprendre ci langage sénégalais système mooy ay dóor xam nga pratique la du nit système ay dóor la nee naa leen ñiy dóor système bi mooy ñiy pare fajar bi ñooy nodd ci jàkka yi ay imaam a nga ci ay sëriñ a nga ci ay étudiants a nga ci ay jaaykatu matta nga ci ku ne nga ci loolu système c'est des pratiques ay jëfin la du ay nit. Donc attendez-vous à ce que Ousmane Sonko ñu wóolu ko encore une fois bàyyi ko muy dérouler dafa war a wax ak tous les grands de ce monde là Ousmane Sonko est devenu quelqu'un woo nañu nag ci ne ñu bàyyi ñu koy tekkalanteel di ko waxal ne Ousmane Sonko mu ngi feneen léegi Ousmane Sonko léegi bu ñuy débattre kàcc bi bu ñuy débattre kii léegi Ousmane Sonko ñoom Joe Biden ñoom ancien président aux États-Unis bi c'est des grands de ce monde là Ousmane Sonko na si bàyyi Macky Sall na ko bàyyi mu jeexal mu dem boole Sénégal parce que Sénégal yàlla cër boobu la ko may Sénégal dafay compter ci monde bi on a besoin d'un leader boo xam nga tey c'est ça ma ne tey Ousmane Sonko bu toogoon bu tey ba demoon war a dajeeg Barack Obama te dina am Barack Obama mooy fan Ousmane ni Barack Obama bi muy jóg ni ko nit ñi faawee woon tey Ousmane ci dimension boobu la ne c'est Barack Obama même su ngeen juumul moom moo nar a demander à voir Ousmane Sonko parce que noonu la àdduna bi demee Ousmane Sonko ci foofu la nar a tugg mais nag chance bi ñu am mooy mu ngi fay dugg ak ay valeur mi ngi fay dugg ak ay gëm-gëm mi ngi fay dugg ak taxawaay mu ngi fay dugg ak diine mi ngi fay dugg ak gëm-gëmam fullaam ak faydaam da ko wane ba pare kenn du ko xoolu nii Ousmane tey bu waroon gisee ak Macron xam na ki muy daje te dafa war a dajeeg moom da ko booy Macron mu ne ko waaw ko looy def sama waa ji doo ñu may jàmm ñëwoon ñu toog ñu waxtaan affaire yi lan la lii dindi ko sa terre bi teg ko fële lii baaxul waaw ngay toog du sa base yi ngay teg nii di non nañ ko xoolaat toog ni total contrat bi non saa ji teg ko fii bii dindi ko xottil bi xam nga defal bi ñëwaat ñu teg Macron ne ko non sa waay yi tamit yokkal mu ne non amul yokk nii lay demee xam nga loolu la mais ñëw monsieur le président ñu nga ne waaw Macky ak ay laxam yu duuf donc prépare leen ngeen xaar Ousmane boo xam fa la jëm foofu la ñu décider donc foofu laa ne démb nañ ko gunge mu yegg foofu africain ñu ñuy fekk si dinañ ñu fekk si dañ leen war a gàttandu bu ñëwee waruñ war a gis Ousmane dañu war a gis Ousmane bi dañu war a gis li nekk ci gannaawam dañu war a gis benn appareil parce que léegi dafa war a dem au-delà de parti politique dafa nekk benn appareil boo xamante ne ni moom mooy téye Ousmane Sonko nga xam ñii ñëw bu ñuy dañ gis ne Ousmane mi ngi nii mais Ousmane ñu ngi reconnaître Ousmane le phénomène Ousmane solu Ousmane gisuñu Ousmane xalaatinu Ousmane philosophie wu Ousmane une pensée Ousmane maa ko wax nag kaay bu leen neexee ñu ne dañu jël Ousmane teg ko fenn Ousmane c'est un Nelson Mandela Ousmane dellu leen sama live il y a quelques mois wala quelques années c'est la trempe de ces gens là ku ko nangu baax na ku ko nangul baax na fa la jëm maintenant il est de la responsabilité de tout jeune africain nga jàppale waa ji pour yow pour suñuy maam mais pour suñuy sët te yàlla daf ñu teg responsabilité la tey ñoom Serigne Touba dañu amoon combat ñoom Serigne Touba dañu amoon combat ñoom El Hadj Malick dañu amoon combat ñoom ab Cheikh Omar Fouta dañu amoon combat ñeneen dañu amoon combat foofu la ñu tombé ni ko yonent yi amee woon ñun tey suñu combat mi ngi nii ñu ngi koy dund te maa ngi ñaan képp koo xamante ni am nga gëm-gëm nga nekk acteur nga bokk ngay yaay ngay maam ngay papa nga meroon nga am lu la métti nga am lu la neexul sax ci parti maa ngi koy wax démb nga am lu la neexul ci Ousmane Sonko sax xamal ne nit la bul ko juger sur un fait jàppale ko ndax projet bi parce que projet bi yaa bu sottee wallahi Sénégal baax may dégg gaay naan Ousmane sax Sénégal ne mel bu ñëwoon dara du sotti Ousmane Sonko bés bu ñu ko joxee réew mu teg ko ci raay yi Sénégal yi xam ne lépp dëgg la gis nga année yi ñuy wax ni sax pour defaraat ko Sénégal soxlawul ay année yu bëri sax pour defaat ko loolu ay waxu kasew Ousmane Sonko bu ñu koy jox réew mu koy defar
mu teg ko ci raay ñëpp gisal seen bopp. kaay maa ngi siyaar di leen bëggee falaay yemale live bi dama ciy profité rek di nuyu di féliciter Sadikh Top ak Lamine Niang ñu bind benn livre bu am solo lu am solo moo ne ci livre ba d'ailleurs dinaa ñu def live képp kuy patriote fexeel jot ci livre boobu ay bagages yu garaaw moo nekk ci livre boobu man yéene naa patriote bu ne mu lire ko ku déggul français sax ngay meer wala pas koy mënti nekk fexeel ñu jëndal la ko nga toog ñu la koy liiral man ku ñëw ma liiral la ko est-ce que du ma ko sax jël livre bi sax non loolu du baax képp kuy patriote livre bu da nga ci war a jot ay mbóot yu garaaw a ci ne ay mbóot yu garaaw dossier Adji Sarr bi élection bi di xew affaire tulla ooyel bi ay mbóot yu yéeme moo ci ne lu leen nëbboon wala lu ngeen fàtte woon ci Pastef rek gars yi doxoon nañ ko ci biir ay ndaanal lañ macha allah Lamine Niang maa ngi siyaar Sadikh Top non ça ay gëree ngeen yéen ay bandi ngeen quoi waaw am na koo xam mi ngi may laaj question boo xamoon bugguma dugg foofu de présenté leen kan est-ce que man duma tëri livre boobu gars yi fexe leen am ko de man mut naa ko mi ngi ñëw waaw mi ngi ñëw ku ko soxla États-Unis mu nga États-Unis ku ko soxla France mi ngi fii France Biram Xola Ba moom moo koy gérer fii France bugguma ju sori parce que mën bëgg def liggéey boo xam dama jàpp ne loolu patriote yi mais vous pouvez même pas imaginer livre boobu c'est-à-dire dafa mel ni dafa bindal patriote bu ne saa dafa jël lépp lu patriote doon xalaat lañ jël doxoñ ko fàttali ñu ko rappelé ñu ko leeral ko def ko ba mu xam ne Ousmane Sonko sa dégg naa da koo gis affaire bi yéem ko moo tax macha allah gars yi dañu xarañ ñu leen di féliciter di leen encourager man livre bi dinaa ko am dinaa toog fii won ko waaw góor di ñëpp wane ne man am naa ko parce que livre bi sama livre la waaw képp kuy patriote da nga ci war a jot ku ko mënul lire déggoo tubaab sa nañ la ko traduire d'ailleurs sax c'est-à-dire Lamine Niang il faut penser à traduire le livre là en wolof soninké mandeng tukulóor ku ne da ko war a xam ku bëgg a xam Pastef ku bëgg a xam lu xew ci biir ku lëndëm yi nangam sangam lépp la gaa yi dëxañ ci biir dëxañ ko xeetu dëxañ koo xam ne da nga koy lire sa xol di féex looloo ci neex livre da nga koy lire di daanu livre bu patriotique waaw ay ca gars yi maa ngi leen di ziar waaw am na ku ne inscription ci liste électorale yi boobu nag amaguma ci information bu leer parce que dañu indiwoon erreur ci bu njëkk bi te bëgguma mu dalaat ma quoi parce que gars yi dañ l'erreur est humaine mais si elle se répète elle devient diabolique comme ñun aussi dañuy wax ñi duñu déglu je voudrais pas trop dugg ci xam nga ay considération yoo xam après dafay compliqué quoi dama bëgg a bàyyi bañ am ci leer d'ailleurs du ma sax def noonu man dama bëgg a bàyyi ba parti bi wax ci lu officiel après vraiment ma door ci wax quoi waaw léegi daal man loolu laa bëgg quoi bàyyi ba parti bi wax ci daal loo xamante ni moo gën a officiel pour ma mën ci dugg di ci wax quoi voilà mais daal bàyyi leen ci xel gars yi bàyyi leen ci xel bu baax a baax voilà am na ku ma laaj ci livre bi ni mu tudd Pastef moo ne ci kaw yaa ngi dégg livre baa ngi nii la résistance consciente face au machiavélisme waaw mu ngi nii la mel mais képp ku ko mën na nga ko wut man dinaa ci def information maa ngi préparé ay bagages pour ñëw lépp lu si nit mën a am peut-être mu war a jóge ci man dinaa def liggéey bi boo plus tard début semaine prochaine incha allah di ngeen am lépp mais képp kuy patriote aussi na nga ci jàpp parce que li nekk ci biir déjà dafa am solo mais aussi da nga ci war a jàpp jot na média bi ngeen di dégg ay patriote nekk ci gannaaw nguur joxu leen dara kenn joxu leen dara gars yi ñooy def nii jël jot na média bi di ko dooleel. c'est des patriotes comme ñun am salaire comme ñun mënoon ci def leneen comme ñun mais ñuy sacrifié wu di ci def pour lépp loo xam gars yi système bu ko wane ñoom ñu wane ko te nag kuy wax dëgg ku ne xam na ne jot na média ba mu fi ñëwee ba léegi gis nañ njëriñam mais loolu sax taxul may wax mais lan ne ci la ñu dëxañ ca livre ba rek moo am solo boo xamante ne képp kuy patriote boo ko jëndee doo ko rëccu en tout cas dinaa ci ñëw dinaa ci def live dinaa xool naka lañ mën a defee pour mu gën a yaatu di leen féliciter encore une fois di encourager leen patriote pour ñu ay initiative comprendre nga ñu préparer suñu bopp pour tey réew mi wan gaa yi que ne loolu ñuy wax naan amul expérience état bi demee noonu fulla ak fayda bëgg sa réew xam-xam fulla ak fayda mi ngi ci ñun te loolu mooy tey réew voilà donc gaa yi
Sonko moo ko préfacé effectivement maa ngi di ziar am na ku ma ne yow tàggatoo rek ngay def mais cette fois ci moom voilà maa ngi di ziar leen bëggee di leen jox rendez-vous ba ci fan yi incha allah jaa ngeen jëf gars yi tawfeex ziar naa ñëpp.